asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil benn poulet rôti boo xam ne beneen façon la defoon nañ genre boobu ak dënnu ginaar mais tey ak pooju ginaar la ñuy indi nag nga xam ne dañ koy farci ba pare nag daal di ñëw boole ko bu la neexee salade yooyu yaay xool ñun ñu ngi xool daal lan lañ koy booleel mais instant bi staru ingrédient bi moo nekk ginaar gi ak niñ ko nar a farciré pour loolu nag dinañ soxla ginaar comme li ñu wax rek mais man pocc yi laa jël tey donc moom laay jël daal di koy désosser donc daal di ñëw def ci ay affaire daal ci biir incha allah dinañ soxla tamit tuuti fromage comme ni ngeen ko gisee rek ku nekk fromage bi nga am man damay jël mélange wu quelques fromages dinaa soxla aussi suñu épices yi muy ay bu tooy bi nga xam ne dama ko dëbb mélanger ko ak poivre noir dinaa soxla aussi suñu mélange d'épices bi nga xam ne dañ ko defar dinañ soxla tuuti sel dinaa soxla poivron ku nekk bi nga am man dama am une variété fii donc moom laay utiliser dinaa soxla aussi oignon vert muy green onions dinaa soxla aussi tuuti persil nga xam ne dama koy haché daal di koy def ci mélange bi dinaa soxla aussi tuuti curcumin mu nekk turmeric donc curcumin bi c'est juste pour nga xamante ni dinaa ko mun a def ci diw ci yëf yi nuñ koy waxeeti ci ginaar gi comme ça buñ koy saaf la wala nga koy lakk mu jox la couleur bu doré bu rafet rafet sans plus tarder du ñu def rek lu du ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà li ngeen gis ni mooy suñu tànk ginaar bi boo xoolee ma bàyyi ci der bi c'est parce que moom la ñuy soxla pour mun a reconstituer waat beneen tànk boo xam ne du am du am yax mais dafay nekk haché wu li nga xamante ni moom lañ ci dindi woon muy ndawal liñ ci dindi woon daal di ko ciy def su la neexee au lieu de même ginaar gi mun nga remplacer ginaar bi par exemple viande hachée bu nag ci boppam nga dugal ko ci biir daal di koy def tey ji man ñaari version yëpp dinaa koy def tey bu kii bi bu simple bi laa leen di indil beneen yoon dinañ leen indil beneen façon aussi ngeen mun ko gis incha allah donc li ñuy def mooy dañuy fexe daal di fexe gis nga bu ngeen xoolee nii dindeeguma der defuma dara te mariné wu ma ginaar bi pour ngeen mun a gis li may def damay daal di ñëw lelli ndànk der bi comme ça du xotteeku du def dara parce que bëgguma mu xotteeku bu xotteekoo dootuma ko mun a kii dootuma ci mun a def farce bi donc dama koy lelli nii comme si rek da nga doon dindi ngay togg buggoo der bi nga dindi ko gis nga dindi même bu amee graisse yu ci topp après dinañ ko nettoyer yow fexeel rek noo xamante ni di nga ko simbi voilà gis ngeen nii voilà léegi su ma ko simbee ba nii ba mu des ci cat bi fii xaaral ma wan leen ko ma indi beneen tànk ma wan leen damay simbi ba yegg ci fii gis nga buubu tànk bi nii fii nii léegi foofu laay yem comme ça ma dagg ko bu ko defee yax bu ndaw bi dama koy bàyyi ci biir nga xamante ni dinañu mun a dimbali guider ñu pour ñu xam tànk bi nu muy mel après donc noonu laay def damay ma continuer gis nga mu ngi nii ba fii yax bi nekk nii ma bàyyi daal di dagg foofu ginaar gi gis nga lii nii yax la donc lii nii yax la yax bu tuuti damay jël bismillah sa paaka rek ngay jël boo ko dóoree noonu mu taxaw gis nga nii ma daal di jël der bi ëlbatiwaat ko gis nga nii mu dese ma yax bi nii parce que su ma paree gis nga bu ci nekk bu mu ko jëlee dama koy téye jàppal su ma ko farcé après nii laa koy tëjee donc fermer côté yépp bu ko defee mu joxaat ma gis nga beneen tànk la may joxaat nii donc farce bi damay fexe mu taxaw nii looloo tax ñu siy bàyyi yax bi nii nga xam ne dinañu dimbali voilà donc lii nii après ngay nettoyer dindi graisse yeeg yooyu daal di dindi yax yi bu ko defee ñu fejet ko wala nga kii ko nga wal ko ba mu nekk haché par exemple mais man tey damay fejet parce que bëgguma mu mokk rumbax noonu comme haché damay bëgg muy am tuuti kii xaw ma nuñ koy waxee loolu muy des tuuti ay ndawal daal yoo xam ne yu sew-sewaan la lu ñu daggate au lieu bu mokk voilà ñu ñëwaat encore defaat beneen ngeen gis nga mu ngi nii damay yëkkati rek ndànk ibbi simbi ko
gis nga comme fii nii xaw na dëgër tuuti léegi damay jël paaka bi mu dimbali ma nii juste pour mu aider ma même bu si der kii ndawal toppee aussi chair bi c'est pas grave su ma defee nii donc moom am na yoon ba pare moom mooy simbeekul boppam ñu commencé fu xaw a dëgër rek ma jël sama paaka gis nga ma ñëwaat ba fii daal di bàyyi gis nga mi ngi waat nii donc ma ngoog ñu daal di yeggali ñëwaat incha allah wan leen voilà gis ngeen li ñuy def mooy dañuy daal di commencer nettoyer ginaar gi gis nga donc dañuy désosser ba pare léegi nag daal di ñëw di dindi graisse yeeg yenn impureté yi nga xam ni buggoo ko lekk voilà voilà gis ngeen léegi nag bismillah ñu daal di commencer def tranche voilà donc suñu ñëwee daal di koy fejet nii wala ñu dugal ko ci suñu robot mu defaral ñu yëpp tojateel ñu ko yëpp ba nga xam ni taf nga jóge fi donc gis nga nii rek la ñuy def mélanger ko di ko toj nii moo tax ma ne la soo ko defee ci sa robot moom mooy gën a gaaw moom moo lay defaral lii nii yëpp taf nga jóge fa donc nii la ñuy continuer ba mu tojate bu baax ba mu haché bu baax a baax après ñu ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen kii baa ngi nii viande hachée baa ngi nii ñu defar ko yëpp ngeen gis ko nii xam nga lu ma mujj def dama mujj jël yenn yi daal di koy dugal ci blender bi daal di koy wal pour ma mun fi gaaw a jóge donc ku am sa blender def ko gaaw wala nga walal ko sa bopp. man loolu laa mujj def ndax ma jóge fi donc mais mokkaluma ko rumbax dama ci bàyyi ba léegi am na ay cànk yu ci nekk ay doom yu ñu fejet yu ci nekk mi ngi noonu yi ma njëkkoon commencé fejet dama ko bàyyi noonu léegi nag ma daal di dagg gis ngeen suñu mélange yi nga xam ne moom la ñu defaroon donc poivron yi mi ngi nii ma am bu vert bu jaune orange rouge ma am fii aussi persil moo nekk nii tuuti oignon ma am fi aussi oignon vert bi moom moo nekk nii donc yooyu laa jël ma daggate ko ay dés yu sew daal di koy jël def ko ci farce bi incha allah donc damay daal di ñëw bismillah def lu xaw a yem en attendant ba xool nu muy tëddee bu may dolliwaat gis nga ma daal di ñëw jël suñu persil bi aussi daal di ciy def. voilà parce que damay bëgg couleur yi di réer ak a feeñ ci biir nga xam ne day rafet ba bëgg a dee donc gis nga mu ngi nii voilà ngeen gis ay muy garlic paste ak kii bi black pepper bi nga xam ne moom moo nekk nii donc moom laay def damay dolliwaat tuuti rek ci kii bi poivre noir bi daal di jël subhanallah suñu mélange d'épices bi bismillah def ci dinaa jël bu tuuti bu rouge bi def ko ci pour mu defal ma contraste ci couleur yi léegi su ma paree damay daal di dagg ci sama fromage bi donc lu yem rek laa ci soxlawuma lu bari tuuti rek laa soxla moom laay dagg daal di koy def bu ko defee ñu daal di koy râper def ko mélanger waale ko su may jaxasee affaire yëpp ma mélanger waale ko ci biir après nag nga xam ne nag léegi dañuy daal di ñëw rek mixer lépp après daal di koy def nag ci kii bi ci deru ginaar yi noonu nga xam ni dinañ mun a teg ko le temps ñuy nettoyer ak yooyu dina xaw a mariner wu tuuti incha allah donc mu ngi nii donc fromage bi c'est selon votre préférence rek man lu yem nii rek jarul muy bari ku mu neex nag nga def ba mu bari bu baax a baax voilà ma jël parmesan bi def ci ku mu neex bu fekkee parmesan kese nga bëgg a def mun nga ko def aussi ñu daal di jël pincée de sel def ci tamit donc dañ koy assaisonner ba nga xam ni ginaar gi dina am cafka voilà léegi nag ñu commencer mélanger donc ma jël sama mélange d'épices bu rouge bi ma def ko tamit tuuti comme ni ma leen wax sànq rek mu defal ma benn changement ci couleur bi donc moom c'est optionnel bu la neexee nga def ko bu la neexee nga bàyyi toujours beneen mélange d'épices bi voilà
voilà nii rek la ñuy def bu ko defee bu ñu paree ñu ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw jël kii mélange bi suñu farce bi def ko gis nga farce bii nii li ma leen bëggoon kii soxna Fatou sax moo ma ko fàttali mooy maanaam gis nga bu la neexee li nga xam ni moom la ñuy def si neem yi farce neem yi si boppam def si yëpp bagage yi nga xam ne moom la ñuy defaree neem nga jël ko daal di koy def si ginaar gi loolu aussi xam nga des fois di nga ko def si ginaaru lumm daal di ko koy farcer. mais ak bii nii mun nga ko def tamit daal di si def sa vermicelle bu chinois bi def si say yeneen ñama-ñama yi nekk ci biir ak yépp bu fekkee ni da nga si bugg a dolli aussi crevettes yeeg yooyu mun nga ko def aussi donc mu ngi noonu ngeen gis ni comme li ma leen wax sànq rek dañuy reconstituer waat tànk bi voilà mu ngi nii donc farce bi moom bii benn idée la si quelques farces yi ngeen ko mun a def lii benn la si idée yi donc mun nga ko jël leneen lu la neex nga def ci biir gis nga su la neexee nga gën ko dëllal mais man bëgguma mu dëll ba mu ëpp parce que sinon après booy saaf day am tendance di ubbeekook di def yu kenn xamul su ma paree après damay jël cure-dent yi nag daal di ko koy tëjee mais instant bi damay def rek di farcer comme ça ngeen mun a gis yëf yi nga xam ne bu ñu buggee dolli dinañ dolli aussi gis ngeen lii moo nekkoon importance su nga bàyyi yax bi ci cat bi noonu parce que daf lay dimbali nga xam forme bi ci boppam gis nga damay jël nii daal di tëj gis nga nii jël bi waddal ci kawam nii su ko defee après ma jël cure-dent bi tappee ko foofu bu ko defee lépp mën a tëju incha allah donc nii la ñuy continuer rek après ñëwaat ak yéen. voilà comme gis ngeen pare na farce def nañu farce bi ba pare donc dañuy daal di ñëw rek daal di def suñu ay suñu assaisonnement ci kaw ginaar gi. donc comme dama siy def curcuma muy turmeric damay dolliwaat damay wàññi fii tuuti sama mélange d'épices bi nga xam ne ñun ñoo koy defaral suñu bopp daal di siy def aussi tuuti sel defaale tamit tuuti curcuma dolli ko si. voilà gis nga curcuma baa ngi nii donc dama siy dolliwaat tuuti sel gis nga mu nekk pincé bismillah donc ñu daal di koy mélanger bu baax fii comme dama ko farcir ba pare te defuma si kii defuma ko defuma woon assaisonnement ci kaw moo tax ma koy mélanger fii nga xam ne du ma déranger lu bari ginaar gi ci boppam bismillah donc damay daal di ñëw def assez libéralement ci kaw nii su ma paree tourner waat ko def aussi ci beneen sens bi donc ngeen gis fi ma ko tëjee foofu comme dama ko def rek sous forme de paquet noonu laa koy saafee léegi nag su la neexee man mun naa ko saaf sans cure-dent yi comme li ma leen doon wax sànq su la neexee mun nga ci def cure-dent yi bu fekkee wóoru la ndax dina tegu ou pas dina toog lu yàgg ou pas bala muy ubbeeku sa loxo donc bu ma defee nii xaaral ma jël beneen bi voilà léegi ñu daal di koy massage ci kawam nii bu baax voilà gis nga su ma paree après dama siy def tuuti poivre noir nga xam ne day nekk di réer ak a feeñ ci kaw noonu gis nga lii du ma si inquiété wu lenn dama koy bàyyi nii mais bu may dem pour saafi nag si laay fexe ba paquet bi tëju carrément gis nga dama koy tourner nii rek donc ma daal di ñëw suyaat donc ñu suy yëpp léegi nag ma jël sama poivre noir def ko ci juste histoire de rafetal ko gis nga bu nekkee ci kaw nii di réer ak a feeñ dafay rafet ci biir donc xaaral ma tourner ko voilà donc nii lañ koy def gis nga léegi nag daal di koy bàyyi tuuti su la neexee nga bàyyi mu mariner def ay bagages am noonu mais man je trouve que c'est pas nécessaire parce que dañ koy saaf kese bu la neexee tamit su fekkee da nga ko doon dugal ci four bi nii nga koy dugalee donc côté bi nga xam ni moom nga dëppoon moom nga tëj moom ngay def mu féete suuf nga dugal ko ci four bi ñun dañ koy commencer ci kaw gaz bi après yeggalee ko incha allah ci biir four bi donc dañuy def tuuti diw rek buñ koy saafee su la neexee nga def ci beurre mais man du ma ci def beurre léegi damay bàyyi ba ma dugal ko ci four bi après door ci def beurre bismillah voilà jarul muy bari léegi nag su ko defee nga xam ne dañ koy daal di ñëw saaf ndànk du nekk saaf booy yàkkamti yu metti yooyu donc mi ngi noonu dañu bëgg mu doore bu rafet après ñu door ko yóbbu ci kii bi ci four bi incha allah voilà
ñu daal di ñëw rek comme li ma leen wax sànq gis nga damay fexe ba tëj paquet bi bu baax gis nga nii mu leer ma ni fépp tëju na carrément amul dara luy déborder nii ma daal di jël côté boobu teg ko mu féete suuf bismillah. Voilà donc léegi benn astuce bi nga xam ni su fekkee ni defoo woon cure-dent bi yow booy tourner xam nga ginaar nu mu mel day am tendance di ubbeeku donc da ngay jëlaat cure-dent nii rek jam ko fii pour mu toog nga xam ni du farce bi du génn gis nga tee ko nii ba nga tourner waat ko. Voilà parce que buñ koy dugal ci four bi dañ koy dëppaat encore donc lii c'est juste pour dooreel beneen côté bi. Voilà gis nga ginaar gi pare na dama koy daal di seppi rek daal di dem yóbbu ko fële ci four bi moom mu yeggaleel ma li ci des donc noonu la ñuy def après dem commencer defar nag comme li ma leen waxoon sànq may defar salade bu gaaw rek peut-être ma boole ko sax defar benn salade grecque bu gaaw ak kii yi nga xam ni moom laa am avec les ingrédients yi nga xam ni man moom laa am xaaral ma jàppale bu baax subhanallah maa ngi dagg affaire yi. Voilà gis nga comme li ma leen waxoon sànq damay ñëw defar salade bu ndaw boo xam ne moom laay booleeg lekk bi donc day nekk comme genre style salade grecque mais man dama koy indi ak sama touche personnelle boo xamante ni selon man li ma yore ci kër gi laay utiliser. dañuy defar loo xamante ni du dominer lekk bi ba nga xamante ni ginaar geek yooyu yow doo mun a gis maanaam kii bi. cafka gi day réer ci biir donc dañuy commencer daggate donc fi mu nekk nii dootuma waxati damay ñëw di dagg rek ngeen di gis parce que tàmm ngeen gis salade yi après bu ñu paree nettoyer ak yooyu nga xam ne bu ñu ñëwaatee vinaigrette la ñuy defar daal di yàq nag incha allah. Voilà gis ngeen suñu tànk baa ngi nii bu leen def nag li ma def parce que man dama koo dugal ci gaz bi ba pare fàtte ko fa donc mu ngi nii dama leen di daggal benn pour wan leen incha allah da ngeen di wut nag paaka bu ñaw moo leen di may ngeen gis li xew ci biir donc gis ngeen ko nii gis ngeen ni muy mel ci biir gis nga ni muy rafetee. donc mu ngi nii donc dañuy daal di ñëw rek daal di assembler incha allah bu ko defee ñu daal di ñëw tëj defar nañ suñu salade bi def nañ yëpp dañ koy jël rek teg ko ci ay plat nii laa koy daggee rek ñu teg ci plat incha allah. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey ji mu nekkoon nag ginaar bi nga xam ne dañ ko jël tànk ginaar yi nga xam ne dañ ko désossé daal di koy defaat encore farce ci biir nga xam ne day mujj mel ni comme tànk encore reconstitué waat ko donc moo nekkoon nii ñu boole ko ak suñu benn genre variété ci salade grecque yi mu nekk nii nga xamante ne da ngay defar sa vinaigrette boole ko ci vinaigrette bi du doon dara lu dul rek citron ngay jël daal di jël aussi jus de citron jël tuuti ci zeste bi jëlaale huile d'olive ab tuuti su fekkee ni am nga basilic nga def ko ci ou bien origan nga daal di koy def ci biir daal di ciy def sa kii huile d'olive voilà mélanger ko sel poivre ail bu la neexee def ci tuuti kaani bu sew ci biir daal di koy mélanger def lépp bu ko defee nga daal di def sa vinaigrette bu simple mu ngi noonu donc moom lañ leen indiloon di leen wax ni essayer leen recette bi neex na loolu te ki nga xamante ni par exemple moom dafay bëgg a dem lii mun nga ko yóbbu moo xam lunch la pour xale yi wala mag yi ñoom ñëpp ku nekk rek di nga ci gis sa bopp te farce bi comme li ma wax
wax rek lu la neex ngay farcé si biir lu la neex nga siy def di leen wax ni essayé leen ko tey nag émission bi maa ngi koy jox suñu waa kër tey ndax ñoom ñoo ma gunge woon ba ma commencé ba léegi ñoom laa àndaloon si yëf yi donc di ko jox di commencé par sama papa di ko jox sama yaay aussi mère Marena maa ngi ko koy jox di ko jox aussi sama doom Binet di ko jox aussi sama borom kër sëñ Madiama soxna Ndey Laal soxna Fatou Bousso ak Moustapha maa leen koy jox di leen wax ni essayé leen ko bu leen fàtte partager vidéo yi di ko aimer mais aussi bu fekkee am na kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te appuyer cloche bi bu ko defee mu notifier ko à chaque fois ñu dugal leen di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah